di leen gën a tàllal suñu loxo ci li ñu bokk muy réew mi ndax nitu diine kenn waru koo jiitu ci liy defar réew mi dafa am nag ñu tëggee politique Sénégal ba gëm loolu ni nitu diine yi dañoo war a dem toog ci jàkka yi rek ak ca daara ji rek waaye seen yoon warut a nekk la ca des waaye donte war ma li nga xam ni mooy ànd ak diine ji léeg-léegi ñu war a sàmmanteeg ñoom mën na limité action nitu diine ci politique waaye nitu diine citoyen bu réew mi doxee mu yëpp lu doxul it mu yëpp war a am gis-gisam ak xalaatam ak ay jëfam ci biir réew mi moo tax bu ñu gisee ay nitu diine ci suñu wet day dalal suñu xel ndax xam nañu duñu ànd ak caaxaan duñu ànd ak lu dul dëgg nitu diine dëgg-dëgg du ànd ak caaxaan du ànd ak lu dul dëgg buñ ko doon jox ay milliards te mu xam ni lii du njëriñu réew mi kenn warut a tax mu ànd kon nun bu ñu doxee ba gis ni li ëpp ci nitu diine yi gis nañ seen bopp ci li ñuy xeex day gën a dalal suñu xel ni fa nu jëm foofa fa ñu teg suñu tànk foofa la mu gën ñoo jox courage ñuy gën a góorgóorlu kon ñu ngi feddali kóllëre yi mais di feddali suñu yéene ci jàpp ngir yàlla rek nag ngir yàlla rek ndax politique boo koy def ak delloo ko fi ko war a teg jaamu yàlla la ci xeet bi jaamu yàlla yi la bokk ñuy fas yéene jàppante gi yëpp ci jublu ci liy defar réew bi rek bu loolu weesoo nag ñu ngi leen di gën a dénk njaboot yi wax nañ ko seen taxawaay niñ leen uufee niñ leen jàppee ak ni ñu leen di aaree loolu yëpp wax nañ ko waaye ñi ngi leen koy gën a dégg ndax jàmbaar lañu njaboot donte nag am na ci ñu xaw a tëradi ñu mel ni Diop Taïf nga xam ni ñoom foo jàngee xool rek ndax da ngay xëy rek ñu ni la dem na defi lii ba gars yi di ko ñaas yóbbu waaye nag jàmbaar la jàmbaar lañu ñoom ñëpp kon njaboot boobu ñu ngi leen di dégg bu baax am nañ seen digganteeg yéen waaye ñu ngi leen di gën a leen dégg ay conseils yu ngeen leen di jox ak di leen ñaanal ak di leen encadré njaboot gi nag nee ñu ngi leen di félicité di leen encouragé ndax suñu waxee Ousmane Sonko tey ci Sénégal njabootam moo tax ndax njiit ci wàllu politique amul solo lu dul njabootam mais tey boo gisee ñëpp ñeeñu ci ñi ñu bokkal làngu politique yi njabootu Pastef rekk tax te taxawaayu njabootu Pastef tey bii gis nañ ko mais dynamique boobu nag ñu nekk te mu jox ñu ay ndam ñu amul benn nattable ci élection yii ñu jàll na ngeen gën a góorgóorlu gën a taxaw nee na dañoo nekk ci yoon def nañ ci jéego yu bari nag amoon yaakaar bi keroog 2024 tey nañu mbir yi waaye gis nañ ni li tubaab di wax révolution mais du mat ci benn yoon léegi-léegi soo xoolee histoire u àdduna di ngeen xeex ba yegg waaye di ngeen gis ni toujours am na yeneen xeex yu ci dem mais parce que faw mu set faw ñu nettoyé ba ñu xam dëgg-dëgg ñi gëmoon lu ñuy def dëgg-dëgg ñi ci bokk ak ñi nga xam ne dañ cee àndoon rek amoon ci yeneen objectif waaye ala kulli haal ci kattanu yàlla ak ñaanu nit ñu baax ñi révolution bii
mais amul lu ko mën a tere yegg. nee na révolution boobu lu tuutee ci des mais bu doon téeméer la def nañ juróom-ñett fukk yi kon ñaar fukk yi des nañ ñëpp tàggat seen liggéey gën a farlu bu leen dara découragé ni ko Diop waxee lépp lu ñu déglu ci élection dañ ko war a gagné ci lu leer nañ. waaw ba 2029 ñu yeggale mbir yi jublu nag incha allah ci defar réew mi teg ko ci jubal ak jubbanti. mais teg ko ci alal réew mi ñu delloo ko ci waa réew mi mais teg ko ci guerre ak randal ñu jëlee ko ci réew mi nee na loolu mooy projet Pastef def nañ ci jéego yu am solo cappaandaw bi ca la ñu nekk léegi nag cappaandaw mooy gën a métti nit man nga liggéey ba tuuti moo desoon pour nga yegg. yàlla fay leen. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.